صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول الكريم ونحن على هذا من الشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte ci dellu si ndeysaan balaa may tàmbali nag maa ngi tudd di jégalu xam naa jamono ji moom ñu bëri bind nañ ma wala ñu woo ma depuis temps bu yàgg waaye mënuñu maa jot c'est vrai que man maa am problème ak voilà ay jumtukaay donc par rapport ak topp yu ma yenn ñu bëri dama fas yéene sax jël téléphone yëpp teg ko benn yoon donc moo waral ñu bëri jamono bi mënuñu maa jot maa ngi siy jégalu bu baax a baax. donc temps yëpp nag xoolal oustaz Rasta mu ngi fi yoom sànq ba léegi di expliquer dama ne nga yem macha allah di nuyu ñëpp nag wax dëgg yàlla di nuyu ñëpp di leen ziara maa ngi gis du ma mën a wax ñëpp mais maa ngi gis ne Mouhamed Mamoun sama oustaz Mouhamed Mamoun benn yoon yaa war a ñëw def tajwid bi nag moom sama sëriñ la ñoom Barham Diallo maa ngi nuyu ñëpp wax dëgg yàlla bàyyiwuma kenn donc ñoom Mayoro Ba macha allah di ziara tout le monde donc doon ñëw tey nag du live sax parce que tey moom. sooy seetloo tey décor bi sax tey dama nekk sama biir bureau tey nekkuma sama place live habituelle tey dañoo am tey jotaay tey am genre suñu gàmmu Diagne Cheikh kii moom sama oustaz la oustaz Diagne Cheikh maa ngi lay ziar bu baax donc tey moom soo leen seetloo yéen nit ñi xam un peu si taarix xam ngeen ni le 20 avril coïncide avec la naissance dans le calendrier grégorien bu yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi gane si àdduna ci 20 avril moo tax tey jii nekk gàmmu comme ni ñu ciy gàmmoo ci rabiul awal ci calendrier lunaire bi dans le calendrier solaire jour bii moo coïncidé ak gàmmu yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bés bii ñu bëri di organisé gàmmu ñu ko mënul it toog seen kër def ay salaatu ala nabi def ko addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc lu am solo la ñu mën a jàng alxuraan ñaan yool bi yàlla def ko addiyee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yiw la xéewal la lépp lu waaye mën a am ci dundal guddi gi ndax wax dëgg yàlla guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane si àdduna yërmande yàlla bu kawee ci jaamu yàlla yi jour guddi boobu wax dëgg yàlla teraanga gënu koo kawe yàlla def nag mu tombewaatal lëndi yëpp ay misaal la yoo xam ne war nañ koo jàngat war nañ koo xool analyser ko ngir mën ci am gis-gis yu mucc ayib macha allah donc tey ñu ñëwaat nag tey si benn jàngat bu ndaw xam naa tey du gudd maa ngi ñaan yàlla mu bañ a gudd donc tàmbali d'abord ci rendre hommage Cheikh Mouhidine Samba Diallo bu Sagne Bambara di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex di ko ñaanal yàlla mbóotam bañ a tuxu ñaanal ko yàlla jéggal ngërmande ak tawféex moom ak ñu fay fekk ñëpp macha allah donc moom góor yàlla bi nga xam ne wax dëgg yàlla gëm naa ni ñëpp ko rendre hommage man boobu ba léegi nag defuma live nekkuma ci Facebook bi waaye maa ngi feddali sama mbëggeel ci moom maa ngi wax chaque fois ne moom mooy kilifa diine bi nga xam ne man je me plaisir toog di ko déglu parce que moom kilifa diine bu méngoo jamono la n'est-ce pas bu teg suñu kilifa diine yi gën a bëri nga xam ne leen wooyee kilifa diine rek waaye matuñu ndax kilifa diine moom jamono bu nekk kilifa diine mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ilif diine mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy xeexal diine di waxal diine di xeexal diine di dimbali diine ak di wattu diine lii ko mënti def ak sant bu mu mënti sant ak âge bu mu mënti am man kilifa diine nga sama bët waaye képp ku ko defulit ak képp ku ci taxawulit wax dëgg yàlla jouisseur diine laa la mën a wooyee kuy dundee diine di jariñoo ci diine waaye wax dëgg yàlla doo kilifa diine donc diine bi kon rafet na trop ay kilifa Mouhidine Samba Diallo kenn la ci kilifa yooyu wax dëgg yàlla des na ay kilifa waaye bëriwuñu ñu ngi fi nag ñu ngi fenn fu nekk ñu ngi Tiwaawan ñu ngi Kaolack ñu ngi Touba ñu ngi Ndiassane ñu ngi Canaba ñu ngi fu ne wax dëgg yàlla ci xam ne ñu ngi fi Dakar ñu bëri ñu ngi Thiès ñu ngi Saint-Louis ñu ngi Ziguinchor ñu ngi Tamba ay nit yi xam ne ñu ngi xeex daa iman ci defar diine ci taxawu diine ak ci sàmm diine ñii ñooy kilifa diine yi n'est-ce pas donc macha allah Mouhidine yàlla na yàlla yokk ko leen maa ngi gis nag ni télé yëpp ndeysaan defal ñu ko benn hommage xam nga seetlu ngeen ni su artistes yeeg politiciens yi kenn su si gaañoo ni def benn photo bu ndaw def photo si seen télé yi di wane ñu ngi koy jaale defal ko ay émission gën a wane kii mooy kan fan la jaar lan la def pourtant politiciens yi sàcc yi nekk si dëkk bi yëpp di dee ak musiciens yi nga xam ne yàqkat si dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla ki gënoon yell ñu mën ko rendre hommage mooy Cheikh Mouhidine wallahi azim ndax doomu réew mi la sakk la ci réewam kilifa la exemple la bi nga xam ne dañ ko war a wan suñu jeunesse bi wan ko suñu politiciens yi ci ñi xam ne waruñoo soxla état waruñu soxla lekk àllu jàmbur ba pare amal njëriñ seen collectivité si dooleem ci kàttanam taxawal na ay tool
def na ay toolu xorom yi nga xam ne moom mu ngi am ay mbokkam Mali ndeysaan il a su c'est un grand homme d'affaires nekkul luxuskat du truand du dara homme d'affaires la bu bëgg liggéey te nangoo liggéey n'est-ce pas après li muy liggéey mu koy delloo ci askanam n'est-ce pas tabax ay hôpital gratuitement di faj doomu aadama yi gratuitement tabax ay école di jàngale jël temps yëpp ci yaraate ak si jàngale waaw wallahi azim kii yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla na yàlla bëril ay Cheikh Mouhidine yu bëree bëri man dama ko bëggoon te yàlla rek tax maag moom suñu diggante sa dafa amoon bëggeel wax dëgg yàlla ndax yàlla def na tooguñu maag moom peut-être wax nañu benn yoon waaye sincèrement dafa am bëggeel bu réciproque bu amoon suñu diggante lii moom wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla daa iman di ñaanal yàlla bëril ñu mel ni Cheikh Mouhidine Samba Diallo donc lii mooy premier pàcc bi nga xam ne wax dëgg yàlla bëggoon naa ci wax donc di wane rek ni dafay gën a dëggal di ma yàgg wax te gars yi di ma sànni xeer muy que la république li ñuy woowee la république dafa am ay clients am ñu muy rendre hommage ak ñi nga xam ne rendre leen hommage ils n'ont pas travaillé pour lui la république ne rend pas hommage à ceux qui n'ont pas travaillé pour lui et Cheikh Mouhidine Samba Diallo ne travaille pas pour cette république là il travaille pour le peuple réel n'est-ce pas il travaille pour le peuple il travaille pour l'islam seetlu leen ni moom xaadar la ci tarixa xaadar la bokk ñu bëri yoo yaakaar taalibe bàyyi la ndax li muy tudd Baye Niass dafa bëri du taalibe Baye xaadiriye la bokk waaye est-ce que seetlu ngeen ko benn muy déglu di wax ay Cheikh Abdoul Khadir Jilani doo ko dégg jamais discours am il parle de Tijane il parle de Mouride il essaye boole ndax c'est un rassembleur wax dëgg yàlla kooku boolekat la c'est que classe su góor yàlla yu toll noonu nga xam ne dañoo dépassé ay parparloo bëgg boole ñëpp bëgg unifier ñëpp chaque jour di waxtaan si luy boole tarixa yeeg ñëpp lii dafay jafe si Sénégal fii kenn ku nekk su waxee bëgg na rëyal ki mu àndal bëgg na tuutil ku ñeneen ñi àndal n'est-ce pas moom mel bokkul woon ci góor yàlla yooyu kii góor yàlla dëgg la bi nga xam ne yàlla na yàlla taas ci barkeem man de am naa yaakaar bu baax ci moom comme ni ma ko waxee ba muy dund rek ne woon naa man ci moom laa gën a am yaakaar sama bopp julliteem moom laa gën a wóolu ko sama bopp man wax dëgg yàlla donc macha allah yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla taxawu yàlla ñun ñëpp suñu ay ñaan ñëpp bu ñu ko faat si ñaan ndax loolu mooy ànd ak nit ba muy dund ak ba muy dee da ngay ko ne ànd ak moom n'est-ce pas donc nañ ko ne ànd ak moom bu ñu ko fàtte suñu ay ñaan te bu ñu fàtte di ko jël en exemple di ko wan suñu xale yi te bu ñu fàtte di xool li mu doon def ak li mu doon wax ñu jëm si taxaw jëm ci nekk ndax noonu la ñuy jàppalee noonu la ñuy dëggalee góor yàlla n'est-ce pas donc wax dëgg yàlla xaadar la woon du woon taalibe Baye waaye nag amoon na alaaka yu bëri ak Medina Baye bëggoon na loolu Sëñ Fallou ndax ñëpp dafa doon fréquenté ñoom Alaaji Abdoul Aziz Dabakh chaque jour mu ngi wax pour xool nu mu dajalee tarixa yëpp wax dëgg yàlla na ko yàlla dëgëral macha allah donc Cheikh Ndiaye li nga wax dëgg la de dans 50 ans xale yi dañu ko rendre hommage man xam naa ne génération bii di ñëw wallahi dañu rendre hommage Cheikh Mouhidine il est agrégé jàng na si université n'est-ce pas c'est un intellectuel c'est un marché li mu boole dafa bëri c'est que moo tax ma ne est-ce que xam nañ doom bi ñu ñàkk ñun est-ce que Sénégal ñu ngi jaugé ki ñu ñàkk kan la dafa mel ni gars yi bàyyi ñu ko xel de waaye suñu ko bàyyoon xel wallahi macha allah waaye nag yàlla nañ ko roy yàlla nañu am ay Mouhidine Samba Diallo yu bëri ndax baat bi dafa jeexal wax surnom bu ñu jox ko muy Mouhidine mooy kuy dundal diine lii moom on en a vraiment besoin donc bu weesoo loolu xanaa ñëwaat ci si jumaa yi waaw jumaa yi moom mënu ma see ñàkk wax ndax jumaa yi man instant yi mooy sama frère de lance parce que dama gis ne wax dëgg yàlla am na lu bëri luy xew li xam ne gars yi bàyyi ñu ko xel dëkk bi ëpp juut si àdduna bi mooy Indonésie n'est-ce pas Indonésie seen ulamaaw yi ñoom nekkuñu si ay nelawkat ak bokkuñu suñu gars yi nekk fii ñoom ñu ngi xalaat naka la ñu war a taxawee jumaa yi donc am nañ ay idée teg nañu ay cabine de désinfecté teg nañu ay masque teg nañu ay gel def nañ lu nekk ba seen jumaa yi tëj ñu ko n'est-ce pas Indonésie ñooñu ëpp fuuf Tanzanie fii en Afrique bi xam ne chaque fois mu wax leen fii mungu ibaari kii Afrique yi nga xam ne seen ibna man dëkk bu ma neex la seen président dafa tëj école yi tëj lieu yu nécessaire waaye dafa ne seen jumaa yi bu ñu tëj dañ ubbi am na jumaa yi ubbi ngir ñu mën a faire face à ce problème là ndax suñu amul fu ñu mën a ñaanee duñu mën a dàq feebar bi Tanzanie instant yi en Afrique australe Afrique du Sud moo fa gën a ndawle ay cas parce que Afrique du Sud foofu moo fa jël pays ci nu mu yàqu n'est-ce pas c'est pas le seul pays ay dëkk yu mel ni Canada ak États-Unis dëkk yu yéeféeri sax seen jumaa yi ñu ngi ko ubbi nit yi di mën a julli Sénégal dañoo toll fii xam ne wax dëgg yàlla yow tëj jumaa yi da war nañu xool bu baax a baax taxawaay bi gis nga nag imaam ak oustaz yu bëri instant yi seen mer nañu rëccu nañu lu tax ñu tëjoon jàq yi rëccu nañu ko xam ne état bi daf leen nax on les a manipulés nax leen ci leen li nga xam ne c'est pas une calamité wax dëgg yàlla
donc on pouvait bien organiser les mosquées sans pour autant benn problème am dama ne fu Youssou Ndour mën a woowee orchestre am boobu di limu juma maanaam limu juma lopp 12 personnes tase pour caaxaan dañuy bégal sénégalais yi nagam Youssou Ndour moo ko mën a organiser këram dama ne imam yi war nañu mën a organiser 12 personnes taxaw si juma yi mën a julli juma vendredi chaque vendredi lii c'est pas diable même bu dee dañuy teg police ci kanamu juma yi même bu dee dañuy teg ay désinfectant ak ay gel ak si buntu yi kuy dugg ñu defar la balaa ngaa dugg waaye dama ne mën nañu julli juma lii moom c'est un fait dans tous les pays dëkk man dama def recensement di xool dëkk yu bëri ci àdduna bi ñu ngi julli ñëpp ngi julli peut-être vendredi la gars yi commencé di xawaan vendredi gars yi xool mais tisbaar timis gée takkusaan fajar mais nit yaa ngi koy julli alhamdulilah te dëkk yi koy julli yëpp seen kaay ñu ngi wàññeeku fii Sénégal Touba bi gars yi joxoñoo sax teg ko baaraam Touba seen julli yi moo leen muccal waaw man dama jàpp ni moo leen muccal ndax seen kaay yi dellu ginnaaw yeneen dëkk yi xam ne kenn julli yu fa kaay yi ñoo fa nekk di yokk waaw li parenthèse kese bi nga xam ne dof gi mooy wax nii rek waaye dama ne jumaa yi c'est pas normal ñu koy tëj li moom il faut ñu si ko ne di wax il faut ñu ko ne si débattre ndaxte état bi xam na ni gars yi ñu ngi bëgg a waaye ubbi jumaa yi si koor gi état bi xam na loolu état bi tamit ñu ngi xalaat tamit nu ñu changé horaire yi li Macky Sall wax fële ca France sonde boobu mu joxe sonde 18h ba 7h du matin c'est pas gratuit et c'est pas fortuit n'est-ce pas c'est pas gratuit et c'est pas fortuit donc ñun ni ñu tooñ mooy association des oulémas bu ñoom imam Moustapha Guèye n'est-ce pas ñu tooñ wax dëgg yàlla te instant yi jot nañu war ko sat ndax ñu ngi jëm si koor dama ne du yoon jumaa yi ko di tëju c'est pas normal n'est-ce pas donc jumaa yi suñu ubbiwul rek nañ tëj ministère tëj sax présidence nañ tëj dëkk bi yëpp waaye dëkk bi am na lu ñu bëgg tëj waaye am na yoo xam ne kenn ko tëj am na musiciens yi xam ne mën nañ dajaloo di wéy waaye jumaa yi mën nañ dajaloo julli waaw lii moom mooy lan lii moom plan bu leer la bi nga xam ne plan la contre l'islam n'est-ce pas donc lii moom xam naa si gën def waxtaan sax suba incha allah donc si jumaa yi pour andi leen dëkk àdduna bi yëpp nañ ñoo nekk di julli naka la ñuy jullee ak naka la ñu mën a organiser julli pour julli mën a am n'est-ce pas donc buñ ñu jéem a nax di jéem a xuuxal gaañ yi dox si bopp xelu doomu aadama yi gëm loolu ne julli bi dafa dangereux julli mënul dangereux ñàkk julli mooy danger bi waaw ñàkk julli mooy danger bi donc lii mooy deuxième point bi nga xam ne bëggoon naa ci andi benn participation bu ndaw daa ngeen dégg coow li fële waa bustaan ñoo fi tase ñu ngi fii di waajal gàmmu gi donc moo tax mu lay njëkkantal nii pour daw dem gàmmu ji donc macha allah ñetteel ba di benn mbir bi nga xam ne dafa xew temps yi ñu interpellé ma si ñu bëree ma ci interpellé sax muy dikku Insa Ruuxullaahi waaw lii moom peut-être ça va concerner taalibe Baay yi nekk si panel bi ak ñi nekk si biir réew mi ndaxte dafa am ay taalibe yu ko woote askanee ko seen muxaddam nag du ko ñu xam di góor yàlla bi xam wax dëgg yàlla ku maandu ku effacé ku oyof waaw ku am yar ki nga xam ne wax dëgg yàlla kon moom ci woon waxul ak làmminam dama jàpp ne kenn warul taxaw di ko tontu wax dëgg yàlla donte nag ay taalibe ñoom taxaw nañ nag yëkkati kàddu ne seen sëriñ moom léegi kenn du ko woowee te ñu ko doon woowee waaye léegi dañu koy woowee Issa Ruuxulaay ndax moom mooy yoon ci yàlla Insa dama ne loolu laaj na ñu taxaw waxtaan ci waaw waxtaan ci ndaxte alxuraan moom daf ñu woo ci xam-xam tarixa tam bi ñu bokk tam muy tarixa tijaaniya daf ñu woo tamit ci xam-xam tarixa bi tamit lépp lu ci am lu ci xew war nañ ko delloo ci ay base yu leer waxtaan si laayante ci biir ndaxte wax dëgg yàlla dañoo am kilifa n'est-ce pas kilifa nag si tarixa boo gis ki nga xam ne mooy bopp tarixa bi mooy kilifa gi et lépp lu fa xewit dañ koy delloo ci moom déglu ko lan la ci wax moom ci boobu donc balaa may tàmbali dama gis fam yu bëri dañ ma bind am na dama gis ay messages yu bëri yoo xam ne si Facebook laa gisee woon boobu temps yi sa sama téléphone laa doon xool sama machine laa doon xoolee donc gis nit ñu bëri waaw yonent yàlla Insa dikkaat na du neen dafa ñëw ci pak bi la ko wootee nangam ak nangam may bëgg leeral d'abord benn affaire Pâques c'est une fête païenne ñu ngi koy màggal mel ni comme mbiru yàlla la du mbiru yàlla c'est une fête païenne la Pâques juive moo jiitu si Pâques yi sax te Pâques boobu sax elle vient du mot Pessa n'est-ce pas la Pessa juive mooy marqué génnu le peuple d'Israël ba ñuy génn Égypte war a dem seen dëkk bañ na ko sax Pessa ci hébreu ça signifie passage n'est-ce pas donc avant foofu la Pâques chrétienne jël référence moom ci résurrection wu yoon ci Yàlla Insa avec la semaine
parce que la semaine bi sax semaine des rameaux ba Jésus excès ci biir Jérusalem bu fa toogee ba mercredi jeudi bi avec le repas des rameaux vendredi bi avec sa crucifixion dimanche bi mooy la passion quoi ak dimanche bi résurrection il faut d'abord ñu jàpp ni kon déjà ñun jullit ñi bokkuñ ci gis-gis ak chrétiens yi n'est-ce pas bokkuñ ci gis-gis donc il faut kon d'abord ñu leeral loolu ñaareel ba yonent yàlla Iisaa alayhi salaam dikkaatam si jamono mais lii ñu sa daf ci wax dafa am ñetti mbir yoo xam ne ñett yi moom mun ñu koo génn bu ñu wax si yonent yàlla Iisaa de trois choses luñ soit on parle de Iisaa ibn Mariam bi nga xam ne signe la si signe u aaxiru zaman yu war a dellu si waat si jamono n'est-ce pas yu war a ñëwaat ci kaw suuf la descente de Iisaa alayhi salaam n'est-ce pas lii moom dafa am ay xadis yu bëri yoo xam ne ñoo ko leeral moom dafa nar a bokk jamono ak ku ñuy wax al mahdi ndax al mahdi sax na ko jiite suba fajar fële ca Màkka war a nekk n'est-ce pas dina bokk jamono ak Masiixu Dajjal ndax moom moo war a rey Masiixu Dajjal n'est-ce pas donc dina bokk jamono moom wax dëgg yàlla jamono boobu lu leeral li nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kilifa diine gi waxam mënul dañ waaw képp ku gis ci xadis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wérul wala wér na rek c'est parce que amoo xam-xam sa xam-xam wérul n'est-ce pas wax boobu mënul dañ muy benn ñaareel bi mooy Iisaa ibn Mariam en tant que mbóot maanaam ku dondu mbóotu yonent yàlla Iisaa alayhi salaam n'est-ce pas mbóotu yonent yàlla Iisaa dondu ko mën na nekk am na ay wàllu yàlla yu ko mën a dondu wàllu yàlla bu nekk lu yonent sa waxoon naan al awliyaa wa al ulamaa warasatul anbiyaa n'est-ce pas maanaam wàllu yàlla yi ñoom ñoo dondu yonent yi dondu googu dafay wane ni chaque wàll yi marche sur les traces d'un prophète chaque wàllu il marche sur les traces d'un prophète n'est-ce pas donc am na ay prophètes yi ay wàllu yoo xam ne ils sont yusufiques ils ont des effusions yusufiques en matière de tasawuf li wax tasawuf la nag li may wax ni waa tasawuf ñoom xam ne laay wax n'est-ce pas effusions yusufiques yooyu dafay nekk ci tànk yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam lay dox di jot ay waaridaat yonent yàlla Yuusuf di jot ay maratibam di jot ay mayam n'est-ce pas yonent yi ñoom c'est des waa Moussa lañu n'est-ce pas donc ñii ils sont des Iisaayuun maanaam dañoo dox ci trace u Iisaa donc loolu lu am la mën na nekk n'est-ce pas waaye nag ci quelqu'un bi xam moom c'est un waliyu muhammadien loolu wàññeeku la dellu ginnaaw la maanaam bokk na ci dellu ginnaaw bu dee yow tu es un muhammadien da ngay jot ay flux de yonent yàlla Iisaa wala flux yonent yàlla Moussa ndax yonent wax na ci xadis ne law kaana Moussa hayyan wala boobu maanaam Moussa alayhi salaam bu nekkoon jamono bii di dund wala Iisaa ibn Mariam wala Daawuda wala ku mu ci doon dara du war ci moom lu may mu jéem a ñëw bokk sama umma bi donc wax dëgg yàlla la wilaya dafa am benn wilaya générale bi ñuy wax la wilayatul am maanaam wilayatul am mooy dox diggante yonent yàlla Adama n'est-ce pas ba ci yonent yàlla Iisaa wilayatul am boobu ñiy dox ci wilayatul muhammadiya al maalum dañ koo xeeb n'est-ce pas dañ koo xeeb sincèrement effusion dañ koo xeeb fa mel ni comme nga taxaw ma taxaw ne la kii professionnel la buy jouer titulaire Real de Madrid ak ki nga xam ne professionnel la buy jouer titulaire ASC Yego ñaar ils sont professionnels titulaires même ñaar ay wàllu yu lañu waaye fu ñuy évoluer wax dëgg yàlla du benn en termes de notoriété en termes de flux en termes de salaire en termes de image si terme yëpp wax dëgg yàlla yemul donc un wàllu yu muhammadien du moromu un wàllu yu bi nga xam ne ay effusion am ak ay waaridaatam il le tient de Iisaa wala de Moussa wala de Daawuda wala ku mën doon ci yonent yi bañ na ko sax seen ay charia yonent yàlla Muhammad yi daf ko folli seen ay may tamit mayu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko gën a xóot n'est-ce pas donc Iisaa boobu ci maqaama dono maanaam maqaama wiraasatu mën na nekk n'est-ce pas mën na nekk am na ay wàllu yàlla yoo xam ne dañuy donnu yonent yi n'est-ce pas loolu mën na nekk léegi nag au-delà bi mooy deuxième martaba bi mooy ndono maanaam yor wiraasatu sirriya maanaam yor sirru kenn n'est-ce pas ñetteel gi nag moom mooy at tajalli maanaam ne man maa nekkoon kii maa ñëwaat nekkaat nangam lii moom beneen débat la bi nga xam ne débat bu je préfère man bañ cee dugg n'est-ce pas waaye nag ñu comprendre ñun al muxtaar ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ci xaqatul muhammadiya xam nañu feeñu waaye xaqatul muhammadiya min aadama ilaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'est-ce pas wax dëgg yàlla loolu xam nañ ko xam nañ ni waarit bi xam nañu feeñuwaay yooyu xam nañ ni lenn kenn kese la te lenn la n'est-ce pas donc bu ñu fàtte kon ni ñett yi dañoo nekk ñetti mbir yoo xam ne yu ñu war a bàyyi xel la ci lan mooy woote maqaama benn yonent léegi nag su loolu weesoo comme que dañoo nekk ci faydu tijaaniya il faut ñu comprendre ne dafa am kilifa gi ci biir faydu
Cheikh Tidiane la qaddasallahu sirrahu suñu buntu Cheikh Tidiane mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moom dafa bind ci biir mu tax sax ci insa bind ci ndax jamonoom am na benn waaju nekkoon Nigéria bi xam ne dafa woote di moom mooy Insa ibn Mariam n'est-ce pas ba mu ko wootee it Mawlana Cheikh Ibrahim bind na ko leeral ko ne ko li ngay woote ab wàññeeku la ci yow man maa ngi lay woo di la ñaax nga weesu foofu ndaxte man mii Cheikh Ibrahim tey jii nii bu doon Moussa alayhi salaam wala Insa ci boobu dafa ma dikkal sax dinaa ko wan doylu gu mat sëkk par rapport ak moom ndax man yonent Yàlla Muhammad laa ko séqal moom laa jublu moom laa yaakaar moom mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lu ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu am donc nga gisi kon xew-xew bi ko dafa mel ni am na ci biir fayda ba pare donc Mahdi am na ko woote woon balaa jamono bii di ñëw n'est-ce pas donc Insa it am na ku ko woote woon bàyyi tontu na li mu tontu tamit leerte bi sooy bëggee après naa ko publier sama page incha allah donc kon ñun jàpp nañ ni kon ñun loolu dafa nekk li nga xam ne du matif donc man nag gëw ma ni sëriñ bi moo ko wootee n'est-ce pas dama gëm ni taalibe yi ñoo ko nekk di ko wooteel rek ma leen di ñaax nag ñu dellu ginnaaw ci loolu ndax loolu du matif te rafetul n'est-ce pas woote dellu ginnaaw yàgg na fi Ibn Arabi al-Xaatimi woote woon na fi moom mooy xatmiyatu maqaama xatmiya bu Seydina Cheikh woote woon na ko waaye ci gëlëm la ko wootee mu ko wootee dem ba ci biir xam na ni du maqaama xatmiyatu bi nekkul mooy borom après bind na wax na ne moom du maqaama xatmiya waaye bind na fekk balaa boobu dafa bindoon dafa tontu woon laaj yi nga xam ne Hakim Tirmizi moo ko bindoon ci xatmiya Hakim dafa bind ay question lu mat ci 155 questions ne question yi xatmul awliya kese moo ko mën tontu n'est-ce pas waxul ni moo koy tontu waaye moo ko mën a tontu la wax n'est-ce pas Ibn Arabi bind al jawaabul mustaqim fi ma saala anhu at Tirmizi al Hakim téere bi dañu def ko sax riime pour andi im bi n'est-ce pas donc mu wax lu leer dafa wax ne tontu yu leer yu jubi ci li laaj yi Hakim Tirmizi laajte woon n'est-ce pas donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu waaye Ibn Arabi ci fin wu dundam nee na moom wax dëgg yàlla du maqaama xatmi bi yoru ko wax na sax ne na gis na maqaama bi fële ca Fass effectivement sëñ As Mouhamad Tijani maa ngi lay ziar bu baax a baax kii mu ngi def liggéey bu am solo si jaayul maa maa ngi leen koy recommandé ñëpp déglu leen ko waaw ku am solo la macha allah borom xam-xam la donc moom dem na ne ba gis ruuxu xatmu fële ca Fass li muy wax ni Ibn Arabi ak Cheikh yàlla si diggante yaa presque 5 siècles n'est-ce pas dana gis na tase naa ko ruuxam wax naa ak moom moo bind una xawul maghrib Ibn Arabi moom wax dëgg yàlla su ko xalaatee ñu bëri suñu ko waxee futuwaat la ñuy xalaatee futuwaatal makkiya waaye li mu bind ëpp na loolu waaw kooku moom xutbul woon bi nga xam ne Sidi Ahmad Tijani daaw ko woowee lu may Cheikhul Akbar n'est-ce pas Cheikhul Akbar am le grand cheikh c'est pas le seul Cheikh Omar Fouti n'est-ce pas Cheikh Omar Fouti ci faydu sax moom bind na woote woon ni mooy borom faydu Tijani bu mag bi nga xam ne la Cheikhu Tijani parce que Cheikhu Tijani moo ci faydu Tijani n'est-ce pas moom woote woon na ko xalaatoon na ni moom la waaye dem na ba ci fin ba mu ne moom kat wax dëgg yàlla fay dafa mel ni du man ndax man mii kat sama mbooloo ba mu xoolee mbooloom moo tax bind na ci cheikh boobu di war a ñëw bu wax sa ba si fin wu rima sax nga naan wa rubba zalika cheikh aalamu minna bi sharaay wa xaqaay wa yatalabbu alayna an naduramal xaq ay soma zara ba saraaw nu mu jeexee teewatuma passage mais mu ngi leeral ni war na si ñun ñu topp ki nga xam ne moo ñu gën a mat ci sharia ci xaqiqa jamono bu feeñee lii waxu Umar Fouti la Cheikh Umar Fouti ci rimaax avant moom Cheikh Mouhamadoul Hafiz Ashingiti kii muxaddamu Sidi Ahmad Tijani la moo ko tarbiya moo ko jox lijaasa mu ñëw fii dëkk Mauritanie tarixa bi su jotee Sénégal fii ñu bëree bëri ci loxom moom la jaaree ndax mooy sëriñu Sidi Maodo Fall Sidi Maodo Fall xam nga ni tasaaru tarixa Tijaan fii ci biir Sénégal ci ñoom Cheikh Umar Fouti ba si silsila bi nga xam ne moo njëkk laal ñoom El Hadj Abdoulaye Niass ak ñoom Seydi Hadji Malick wax dëgg yàlla ñii ñëpp silsila boobu ci Cheikh Mouhamadoul Hafiz Ashingiti la moom ci moom dem na ba wëy sax jàppoon ni moom mooy borom faydu axiru zaman ne hab an na ni qad zahar amruhu min al ura qad ishtahar n'est-ce pas wa faayiqu rijal fi ilmil qiran wa saahibu fayti axiri zaman n'est-ce pas xam nga ni kuy wax lii moom ne maa raw góor yàlla yëpp ci xam-xamu alquran waaye maay borom faydu bu mujjum jamono woote woon na ko woote woon ne mooy yor faydu boobu waaye nag nit yi doon duggee ci naax comme Cheikh Tidiane waxoon naan gars yi dañuy dugg fi tarixatina afwaajan moom après xool na gis na ni parce que nag wa min ayatihi ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum li alquran la waaye mbóotu la ci tarix Tidiane n'est-ce pas donc ala kulli xaal dama bëgg rek wax ne woote dara
après dellu ci ginnaaw ne man damaa juumoon day am ndax seytaane dafay dikkal doomu aadama seytaane dafay dikkal doomu aadama te jamono bi woote daf ci yomb ci góor yàlla ku si deful nag di nga woote ndax seytaane dafa am ñu mu ciblé ñu nekk ay nit yu baax ñu sell ñu am mbooloo wala mu nekk ñi nga xam ne dañuy yëngal ay tur yoo xam ne turu lëndëm la turu shayatin la wala turu utum mbooloo la ñaari yëpp seytaane dikkal leen di leen jax-jaxal leen wax du n'importe quoi fi leen yomb fa laa dugal El Cheikh bu nekk feesal ko moom fenkat la waaw donc pour dire que rek nañ def attention ci woote geek ci mbir yi n'est-ce pas léegi nag pour revenir à ce qu'on disait dafa am benn baat benn jàng benn livre bi nga xam ne qaamuus ñu wax qaamuus al mustalahaat suufi n'est-ce pas bi nga xam ne Ayman Hamdi moo ko bind n'est-ce pas Ayman Hamdi taaliba cheikh la woon taaliba cheikh mag la woon donc pour dire que rek baat yi maanaam lan mooy insa lan mooy dajjal lan mooy jasaasa lan mooy yaajuuj maajuuj lan mooy lii yëpp ay baat la yoo xam ne si ay maratib la ñuy jàng ci axiru zaman maanaam yi dafa am dégg-dégg ni mu am au delà de zahir dafa am dégg-dégg n'est-ce pas donc man nag leen rek moo tax may am lu ma metti di nga maa ngi gis léegi benn waay ndeysaan si fait partie des idiots de ce pays là idiots yi dañoo bëri ndeysaan c'est que dama jàpp ne woote dara nit ki ne man d'accord ma ko warul tax ngeen noonu warul tax ngeen saagante moo tax ma gën def vidéo parce que ma gis ni ci biir pays bi xam naa ne waa faydu bi ci waa Kaolack ñu jokkoo Kaolack na am ñu bëri ñoo xam ne ñu xasante wala ñuy saagante parce que gis naa ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi saagante ñu ngi siy profité di régler ay compte te daf ko fi jarul Cheikh Ibrahima Niass moom ba mu ñëwee ni moom mooy borom faydu Tijaan n'est-ce pas am na ñoo xam ne ko ne gëmuñu la te seen droit la ne ko gëmuñu la li nga wax ni gëmuñu ko jàpp ñu yaay borom faydu n'est-ce pas am ñi nga xam ne ñu koo gëm Seydi Ahmad Tijaani bu ñëwee woote dafa yor tarixa si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne ko ne gëmuñu la waaye dans le respect Baye am na ñu bëri ñu nekkoon fii Sénégal ak moom am ak moom ay alaaka ñuy rafetal seen diggante ñu nekk ay am di jàmm waaye d'accord ni Baye mi mooy xalifu Cheikh Tidiane te Baye dafa ko woote sax n'est-ce pas wax dëgg yàlla dafa ko woote mooy xalifu Cheikh Tidiane taxul nit yi war koo nangul loolu waaye pourtant saagantewuñu xasantewuñu donc soxlu xasanteeg saagante waaye mbiri Mahdi wala mbiru Insa ibn Mariam n'est-ce pas ala kulli xaal mbir la bi nga xam ne dafa intéressé umma bi yëpp la intéressé laa ndax si signe yi nga xam ne sa moo ko wax képp ko fi woote na pare laaj ko ne ko la mooy si dalil muy benn na pare tamit am ñu ne ko man gëwma la am ñi nga xam ne dañ koy dama la gëm ñaar yi moom laa bëgg taalibe Mamour Insa yi yéen ñi lii moom conseil leen jox la yéen n'est-ce pas xam leen d'abord dina am ñi nga xam ne du sa ay julit dañ taxaw ne leen li ngeen wax nii andi seen dalil et man dalil yu ma déggum ngeen bind si internet bi moom vraiment loolu moom teg leen ko si suuf du dalil ay kii yaayam Mariama la tuddoog ay macha allah xoola kanam bi xoola bët yi yooyu ay waxi dof la vraiment yow war ngeen weesu loolu n'est-ce pas donc war ngeen pare tamit ñeen taxaw ne la ñun gëmuñu leen tout simplement ndax ma xaama Insa nag Insa moom xaw ma ban la ci moo tax war ngeen koo leeral n'est-ce pas war ngeen leeral ban ci Insa yi la ndax Insa en tant que Insa bi war a ñëwaat bi ñu xam la Insa boobu moom yéen sax ne il brisera la croix moom mooy damm la croix n'est-ce pas du yem si la croix moom mooy rey les cochons ba pare de tubalaat ñëpp ñi nga xam ne ñooy chrétien leen andi dugg leen ci diine incha allah sallam bu dee Insa ngeen woote woon kon am ngeen liggéey bu rëy rëy dem leen kon ci église ci temple yi n'est-ce pas donc bu dee nag du Insa boobu bu dee Insa la en tant que mbóot maanaam dono siru Insa siru Insa lu jafe la ñu ko am sax wax dëgg yàlla ñu si ëpp si ñoom dund bu métti la ñuy am ci ay nattu ci ay méttit ci ay torof-torof waaw du ñu am dëkkuwaay du ñu am dalwaay waaw ndax dañuy am masihiyatu masih baat bi sooy xoolee ku mel ni imam Qurtubi wax na si moom am na si ay racines yu bëri donc masih dafay tekki sax ki nga xam ne dafa am facilité de déplacement il se déplace beaucoup sur la terre masih lay tekki day tekki tamit celui qui est oint dans la Bible ce que ça signifie extra donc il y a beaucoup de sens lié à masih waaye kooku kon du toog benn place donc ki nga xam ne mooy ki dondu maqaama Insa am na wàllu yàlla yu bëri yoo xam ne dañoo toog ci maqaama Insa yi ko doon du kenn kese maa ngi dégg benn waaye ne waaw 124 000 prophètes yi Insa mooy deuxième kooku dafa juum amul xam-xam yonent yi ils sont pas 124 000 yonent yi ëpp nañu 1 million yonent yàlla yi n'est-ce pas ëpp nañu 1 million n'est-ce pas ci nit ñi si jinne yi ak si malaaka yi ñett yi la yàlla def ay yonent n'est-ce pas ëpp nañu 1 million waaye y a 124 000 voix n'est-ce pas y a 124 000 voix dans la prophétie kenn ku nekk ak yoonam voix yooyu am na benn voix bi xam ne moo synthétiser voix yu yëpp voix boobu voix al xatm la n'est-ce pas xatmu ku ñuy wax al xatmu ku yor xatmu ci wàllu nubuwa ak ku yor xatmu ci wàllu risaala du ñu benn waaw xatmiyatu dafa am ay martaba wax dëgg yàlla waaye ku yor xatmiyatu boobu moom
te xamal ne xatmiyatu boobu jiitu na sax yeneen yonent yi di yegg si n'est-ce pas xatmiyatu boobu kooku mboolee mi ndolal ak mboolee mi may ak mboolee mi charia ak mboolee mi bànneex yu nekk ci yoon yu sew yi nga xam ne moom la yeneen yonent yi yor yooyu yëpp dañ ko dajale synthétiser ko agrégé ko ci biir yoonu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc quelqu'un bi xam ne qui est un waliyu mohammedien n'est-ce pas kooku il est plus fort en grade plus fort en flux kooku il est plus doté en arcane en lumière en don kooku du moromu quelqu'un bi xam ne qui s'abreuve d'une source prophétique autre que yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du neen sax seen sëriñ dafa bind ne hasbi bihi wa bi taaha n'est-ce pas hasbi bi Cheikh Tidiane donc nañ bàyyi xel ñun dañoo doyloo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas dañoo doyloo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te daf ñu doy wax dëgg yàlla donc daf ñu doy doy bu mat sëkk wax dëgg yàlla ñu bàyyi xel ko bu baax a baax li nga xam ne kon ñu ngi koy waxante n'est-ce pas Mawlana Cheikh Ibrahim dafa dem seeti dafa dem Soudan am benn waay bu ñuy wax Majzubul Mudassir taalibe Baay la woon n'est-ce pas ba mu demee ndeysaan mu laaj ko bàyyi ay laaj yu bëri ne ko anta rasulullah xanaa yow yaay yonent yàlla Muhammad yaay rasulullah xanaa yow yonent yàlla bi wala yaay yonent yàlla bi mu ne laa waaye walakin yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nag fa huwa akli wa sharabi wa huwa diini wa jinaani mooy sama lépp dëgg yàlla yonent yàlla Muhammad mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lépp n'est-ce pas laaj ko ne ko waa xanaa yow yaay Insa ibn Maryam mu leen déet man duma Insa waaye Insa mu ngi sama poche n'est-ce pas laaj ko ne ko waa yow xanaa kon yow yaay Mahdi n'est-ce pas mu leen jaasi bu Mahdi war a xeexee mu ngi sama loxo maa ko téye n'est-ce pas lii nag bàyyi nag wax na ni Insa effectivement dina dikk n'est-ce pas dina dikk sa yaatil masiixu masiix moom wax dëgg yàlla moom lu baat bu leer la donte sax foofu it dañ fay am taxaw seetlu parce que man dama gis ci waa ulama wu sunna sax ñenn ñu bëri d'accord ñu mbiru Mahdi pour ñoom mbiru Mahdi dañ ko inventé te ñoom nee gis ñu ko ci alxuraan ñoom gis ne événement bu toll noonu mënul ñàkk nekk ci alxuraan te loolu seen ñàkk xam-xam kese lañ ko teg n'est-ce pas am na lu bëri li nga xam ne nekkul ci alxuraan n'est-ce pas tisbaar ñeent takkusaan ñeent timis ñett gée ñeent amul lu ko ëpp solo suñu dund ñun en tant que jullit pourtant nekkul ci alxuraan waaw nekkul ci alxuraan ndax nag maa ataakum min rasul fan dañ ko war a jël n'est-ce pas waaye wa maa nahaakum anhum fantahu wala boog fatruku donc il faut nam ñu comprendre ne alxuraan ak sunna ñoo àndandoo ci biir Sahih Bukhari Muslim sax dafa am ñu bëri ñu jàpp ne vraiment ni lu fa nekkul suñu tuddul benn tur rek wérul te ñu gisuñu fa turu Mahdi donte pourtant yàlla yéen sax tudd na ko fa donc su waxee amirul mu'minin wala su waxee imamul mu'minin ci jamono boobu wax dëgg il parle de Masih Masih sax il parle de Mahdi n'est-ce pas bëri na li nga xam ne tudd ñu ko ay xadis yoo xam ne ahad la parce que xadis yi tamit ñaar la dafa am ay xadis yoo xam ne mutawatir la ak xadis yoo xam ne xadis ahad la mutawatir yi mooy xam ne ñu bëree ko tuddandoo ahad mooy nga xam ne kenn ko andi bëri na xadis ahad yoo xam ne dañ koo nangu di ko jëfandikoo ci wàllu aqida ci wàllu ibada ci wàllu yëpp déjà xadisu sax innamal mu'minun wala maa mu tax sax xadisu niya bu Seydina Omar ibn Khattab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa xadis bi xadis ahad la Omar ibn Khattab kese moo ko andi pourtant nangu nañ donc il faut tamit ñu dépasser benn niveau bi n'est-ce pas donc Baye moom wax na ci Insa boobu ne hunaalika mu ne amal faydu mu ne Insa bu ñëwaatee n'est-ce pas bu ñëwee ci moom la faydu di matee te man lii man je vous proposerai incha allah un jour benn décryptage géopolitique ndax Insa boobu ñuy wax man dama gis ñu bëri dañ cee juum n'est-ce pas dañ si juum dañoo juum parce que Insa ak Mahdi boobu ak Masiixu Dajjal ak Jérusalem ni mu war a nekkee le pilier le centre même de la géopolitique de demain man li jàpp naa ne war na si am jàngat bi nga xam ne dépassé affaire u nit ñi maanaam bañ ko xool si ay nit ñu analyser ko de manière abstraite dans des fonctions et dans des réalités su boobaa incha allah xam naa nañ gën a am compréhension parce que Insa suy ñëw ne na fekk Masiix Dajjal moo ko war rey na fekk àdduna dund ñetti at yoo xam ne ñetti atu toroxtaange ak fitna la n'est-ce pas premier at bi 1/3 taw bi la yàlla di wàccee n'est-ce pas ak 1/3 teraanga suuf
deuxième at bi 2 tiers yi troisième at bi lépp lañ nar a jël famille mën a am waaye Insa bu xasee ba rey Dajjal bi nga xam ne kii le faux messie mu tamit s'appellera Masih dina su boobaa nag instant yooyu àdduna dina am naataange waaw ñu wax ne Mahdi yàlla imaamul Mahdi dina régner pendant 7 ans ci kaw suuf yi nga xam ne day am naataange bu extraordinaire bi nga xam ne kenn du xiif kenn du mar kenn du rafle nangam ak nangam le faux messie Masiixu Dajjal dina ñëw dina régler xaw ma lan dina mën a am pouvoir yàlla man je vois l'intelligence artificielle je vois beaucoup de choses n'est-ce pas je vois les armes aujourd'hui actuelles yu am je vois cette possibilité là que l'humain a de devenir Dieu de par le contrôle des naissances de par le contrôle du temps le contrôle climatique il y a beaucoup de choses yoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ci am gëstu gars yi ñu ngi lijjanti ñoom ñu tabaxee le 3e temple à Jérusalem les évangélistes sionistes n'est-ce pas ñuy xool ñuy fagaagay l'islam foofu ñuy xool naka la ñu war a éradiquer l'islam ba jumaa yi sax du amati ci àdduna bi donc man y a beaucoup de questions yoo xam ne qu'on doit se poser ñu war ko analyser sous l'angle géopolitique bi nga xam ne dama jàpp ni wax dëgg yàlla moom ma gën a intéressé wax dëgg yàlla seulement nag bu ñu fàtte ni dafa am 5 voies yi nga xam ne maa ngi ko doon wax temps yii si taalibe sang yi nga xam ne sama copain Sang Ndiaye donc 5 voies yi nga xam ne voies yi ñu ko war a bàyyi xel bu baax a baax muy voie wu tasawuf yi nga xam ne muy voie wu Idriss Ilias Insa Xudar ak voie bi ko xatm bi nga xam ne mooy bi gën a parfaite bi gën a mat bi nga xam ne moom la ñuy wut moom la ñuy xëccu moom la ñu bëgg n'est-ce pas muy voie wu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc lii moom wax dëgg yàlla nañ ko bàyyi xel bu baax a baax lii réalité tasawuf la ñi nga xam ne war nañ jéem a xam ça signifie quoi wala yàlla bu taxaw ne man maay Insa et waxu lu mu wax noonu c'est compréhensible et c'est normal n'est-ce pas dafa toll dafa jot il a été irrigué en flux par la voix de Insa et su taxawee ne maay Insa il n'a pas dit quelque chose de fou daa mel ni président République bi xam ne ñu ko voté nommé ko mu toog ne je suis le président République la présidence elle est abstraite donc waaye nag moom moo ko incarné jamono boobu mooy recevoir tout le cachet et le décret qui sied à ce qu'on appelle président n'est-ce pas loolu ñu war a def très attention la n'est-ce pas donc Pape Moussa Laye Makhtar waaw lii moom tam c'est votre vision xam moo tax ma ne si islam il faut ñu nangu ni que nit ki soo wootee dara am tam kenn tam ko taxaw ne man d'accord ma ko man par exemple man gëw ma Mahdi bi ñu wooteeg Insa man gëw ma ko pour des raisons yoo xam ne dafa am fu mu ko teg gëw ma ko n'est-ce pas ñu ko bëri woote nañ ko Ghulam woote na ko fële ca Égypte am na ñu bëri ñu ko wooye fii ci au Soudan y a beaucoup de Mahdi yoo xam ne ñu ngi feeñ man ñoom ñëpp gëw ma ci kenn n'est-ce pas gëw ma ci kenn ci ñëpp ñu ko wootee sincèrement sama akida laay wax waxuma ko nag pour sama xarit yi ñëpp ay laayeen lañ je vous respecte je respecte votre vision man d'accord man j'adhère pas à cette conception là sama droit la nag n'est-ce pas donc ku nekk nag wax dëgg yàlla sañ nga gëm lu neex bañ a gëm lu neex n'est-ce pas waaw donc man gëwuma ko donc et j'ai des arguments pour prouver man gëwuma ko n'est-ce pas donc macha allah ku neex tamit mën na gëm vraiment ñu terew ñu kenn gëm nag waaw Pape Moussa man gëm naa ne il faudra un débat ci lii te man bëgg naa benn bés man xam nga on en a parlé incha allah on va en parler dañ ko def débat incha allah parce que c'est un sujet bi nga xam ne qui intéresse tous les musulmans laayeen yi moomuñu ko xaadir yi moomuñu ko tijaan yi moomuñu ko murit yi moomuñu ko Mahdi yonent bi sax moo ko wax n'est-ce pas man gis naa ko mel ni nu tëdd sax borom les problèmes Ibn Khaldoun moom gëmul sax ni Mahdi am na dina xadis yooyu c'est des xadis fomentés et créés n'est-ce pas donc voilà mais moom tam xaatam la wax rek man dama gëm ni Mahdi dafa am n'est-ce pas dama gëm nag ñaari martaba yi nga xam ne ci lépp ci zaatu ak ci martaba ñun ay tasawuf ñun suufiyanke lañu n'est-ce pas donc man gis naa ko taxaw ne man maa yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxul defuma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc nit ki taxaw ne maay lii rek vraiment man loolu yéemu ma daal maanaam yéemu ma n'est-ce pas gis naa sax ku taxaw ne man maay yàlla n'est-ce pas te dafa toll si débat dafa toll si benn niveau bi nga xam ne lii ñuy dugg ci wàllu tasawuf di ci doxu baax a baax ñoom xam nañ la laay wax n'est-ce pas donc woote ne maay nangam ci wàllu xaal wala ci wàllu martaba wala ci am fanna ci am benn extinction bi nga xam ne da nga seey ci essence boobu di waxee ci lamine boobu vraiment loolu benn affaire la n'est-ce pas waaye nag taxul après ma attribué ko kooku nag gis xam naa bu baax ñi nga xam ne ñoo woote ne maay yàlla taxul man je les appelle pas yàlla instant yi je les appelle pas yàlla sincèrement donc moo tax ku nekk daal gëm lu ko neex daal n'est-ce pas donc en gros lii la léegi nag maa ngi gis li tax sax ma gën def live bi sax loolu la dama gis ay xasanteeg ay clashante te vraiment jaru ko
jaru ko chanté kii mooy Issa Ruuhu Laay. Avant lui beaucoup de personnes wax nañ ko après lui beaucoup d'autres personnes wax dëgg yàlla nañ ko waxaat, n'est-ce pas. Raan Laay leen su fekkee ni gëmoo ni ku tëdd fii mooy Issa Limaamu Laay ku tëdd fële Cambérène mooy Issa Ibn xamal ni alku nga. Waaw alhamdulilah kon nag yàlla naa yàgg alku waaye man gëwuma ko. waaw gëwuma ni ku tëdd fii mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. dama gëm ni benn wàllu la ci wàllu yàlla yi nga xam ne jot na may ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Yonent bi tëbb na ko ci ay leer, n'est-ce pas. tëbb na ko ci ay leer may na ko yaram daf ko may muy wàllu yàlla nag bi nga xam ne wàllu yàlla bu ma jox cër la man. wàllu yàlla bi nga xam ne dama bokk ak moom man am naa ay alaaqa ci wàllu direct ak moom wax dëgg yàlla donc waaye nag defuma ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw sincèrement. donc Yonent bi dafa deewu sax bañ ko ba war a dekkiwaat feneen dafa deewul waaw ñu yàlla dafa dee parce que dañ ko mënul gis rek ñi koy gis xam nañ deewul il est toujours là. waaw waalam anna fiikum rasulullah xam leen Yonent bi mu ngi ci yéen mu ngi entre vous c'est que ku eggul ci Yonent bi mooy wax loolu waaye ku egg ci Yonent bi xaqiqatan waxi daanu saret yooyu du ko wax sincèrement. Yonent bi war a réincarné waat ak di réincarné waat ak après war a jaune ak war a vert war a rouge sincèrement nous sommes pas là-bas ñun dañoo weesu loolu, n'est-ce pas. macha allah donc ziar leen bu baax a baax nag vraiment xuloo ñu kaasuñu mais nag il s'agit de dire on assume nos positions, on les assume, on les revendique, n'est-ce pas. on les revendique nëbbatuñu si te làqatuñu si, n'est-ce pas. ku nekk nag nag gëmal li nga gëm c'est bien, n'est-ce pas. donc waaye nag kenn ku nekk tamit gëm-gëm tam bu mu forcer keneen par exemple man forcé wu ma kenn waru ko gëm man forcé wu ma ko ku nekk na gëm li mu gëm. il faut ñuy comprendre bu baax ñaari mbir yi, n'est-ce pas. xaqiqa yi ak mazhar yi c'est très important. il est bien de comprendre xaqiqa ak mazhar la mooy ute, n'est-ce pas. il est bien de comprendre les choses si wàllu insa man su may wax si gars man gars kii mu naan insa moo tëdd fële Cambérène man su la waxee ci insa ak aqida ma ci am ak li ma ci xam da ngay daw bàyyi ma fi waaw ndax insa kenn daaju ko si poto bi. instant deewul waaye instant fa la dem instant bi ñu wax instant fa la dem yéegul si asamaan yaa rien waaw yéegul si asamaan fa la dem, n'est-ce pas. c'est que tuggee ñu si débat tasawuf dëgg-dëgg ak yéen ci wàllu boobu da nga xam ne vide vous êtes vide ci wàllu tasawuf yow tu es très vide, n'est-ce pas. parce que ku rey Yonent bi ba koy dekkal c'est parce que xamoo, n'est-ce pas. parce que xamoo quoi mais macha allah donc yàlla na yàlla defal tawfiix daal yàlla na yàlla defal jàmm donc. waaw Pape Moussa nag man gis naa ni bés nag dinaa leen andi incha allah yow moom surtout yow nga andi leeral waaw parce que pour man leeral bi am na solo, n'est-ce pas. maa ngi gis tamit un gars là un certain Cissé là le crétin là bu nekk fële xaw ma kaw la dëkk xaw ma mooy booy boobu rek te mu dóoroon imam moo sàccoon xaalisu imam sax di jaay gér yi da dafay tontuwaate. waaw gis naa gars yi prennent un malin plaisir jéem a xas wala jéem a dénigrer Cheikh Mamour Insa dama jàpp ni daf ko fi jarul, n'est-ce pas. daf ko jaru ko fi waaw xas ak saaga ak tuuti daf ko fi jarul, n'est-ce pas. jaru ko ma xool saa yi lu mu wax moom si tu dis que gëm nga ki wax mooy Insa foofu grade la Mahdi waaw seen man gëm naa ni Mahdi sax grade la ndax Mahdi mooy celui qui est bien guidé rek baat bi baatu haadi la baatu hidaaya la. ma gis naa ko wax xam nga yow Mahdi sax la ñu wax ma gis naa ko wootee haadi ci woon ne moom mooy alhaadi moom mooy jubalaate moom te ko gëm naa ko mais loolu xaal la rek si xaal la ci benn meloo la kese la. gis naa ko taxaw ne xamante fi ma xasarti hamdan li zaatihi li ma kaana mahmudan wa hamdan min xizzati wa xallafani fi mulkihi baada raybati fa surtout ana alhaadi wa fusul boyati ana alhaadi mu ne ma may kuy jubal jaam yëpp maa ngi jubal. xam nga ku ma wootee maqaama haadi pour ko jàng arab ak Mahdi xam nga ni ñu benn man ko wootee Mahdi ci martaba dama koy nangu ndax Mahdi mooy ki nga xam ne dafa am njub rek il est bien guidé ku boole xat jamaa bayna shariati wal xaqiqati, n'est-ce pas. ku boole sharia ak xaqiqa di doxeek moom wax dëgg yàlla kooku moom Mahdi la pour man kooku Mahdi la, n'est-ce pas. donc waaye nag Mahdi en tant que benn alaama axiru zaman bu war a nangam lii moom beneen débat la waaw ndax ñu bëri ñu ko woote dañoo coïncidé wu sax li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax Yonent bi mënul juum il faut ñu nangu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul lu faux Yonent bi lépp lu mu wax dëgg la, n'est-ce pas. Yonent bi xadis yu mu wax yëpp si tegtal yu mu joxe ci kan mooy Mahdi ni mu nar a mel ak kan mooy Insa dama ne ñu bëri ñu ko woote ils ne remplissent pas. il faut tamit qu'on soit sérieux, n'est-ce pas. il faut qu'on soit sérieux kon nag bu ñu jéem a dugg ci ay réalité du réel donc macha allah donc pour je veux revenir kon ne le gars là gis naa ko muy jéem a xas jéem a xool nu mu xasee Cheikh Mamour Insa, n'est-ce pas. man dama jàpp ni jaru ko fi
à moins nga am ay compte yoo bëgg a solder avec Cheikh Mamadou Insa parce que xam naa ne am na ñu bëri ñi nga xam ne c'est des mécontents dañu ko mere waaw parce que dafa toog jàpp ñàmburam duggul ci lu yoonam newul donc man ku ñu war a rafetlu taxawaayam la wax dëgg yàlla ci pays bi n'est-ce pas donc waaye yow miy jug te da ngay def benn vidéo pour jéem a dénigrer ak jéem a tuutil jéem a fontoo benn góor yàlla bi nga xam ne xam nga ne sax du yéen ñaar n'est-ce pas fan nga nekkoon ba Sanga Ndiaye di woote xutbaa gi waxoo woon ba Sanga Ndiaye taxawee ne képp ku ñëwul si moom sax sa wér du wérul sa wér tijaan wérul fan nga nekkoon foofu loolu jaroon na tontu n'est-ce pas fan nga nekk ba gars yi jàpp di def ay tëgg ak ay fecc si biir pays bi def ko yoon loolu boo ko jàngalee ba allah baay bi ñuy woy sax allah baay du yoon allah baay ñëpp ko war a mettitlu allah baay wérul baay daf ko tere woon sax Barham Diop oustaz Barham wax na ko daf ko bind ne na baay daf ko mettitlu ne bu ñu boole turam bi ak turu yàlla di ko zikkër di c'est un fait fan ngeen nekk ba fan ngeen nekkoon ba ñii yëpp te waxu leen ci yemul foofu comment dirais-je Baye Mamour Niass Baye Mamour Niass doomu Cheikh Mamour Niass n'est-ce pas nekk Kaolack fii di sëtu Baye mais li mu woote moo gën a grave li mu wax moo gën a li mu wax sax kenn mënu koo leel dafa sosal Baye moom waaw sëtu Baye la nag waaye gënuñoo bëgg Baye te gënuñoo jege Baye waaw gënuñoo jeex ci Baye te gënuñoo xam Baye tamit mais li mu woote c'est totalement faux li mu wax nii mbiru naka saale kese la moo tax tontuwu leen ko parce que nga sa sant n'est-ce pas donc nañu sérieux te bàyyi man dof lu gi laa mënul nangu c'est que dof lu gi ak reewantu gi ak ciblage bi par rapport ak ñii ak ñee man loolu laa mënul nangu n'est-ce pas mënuma nangu loolu donc soyons sérieux ni ki sooy bañ da nga koy man damay bañ jusqu'à la fin lépp li nga xam ne dama jàpp ni man méngoowul ak fadar ak faydu bii dinaa ci wasu ak wax ci ndax devoir la ndax nañ ko layoo suñu taxaw yow wax am waaye nag soxlawul ŋàññ soxlawul saag soxlawul xas n'est-ce pas soxlawul xas donc cooli kay mooy ku woote ni man maay Insa dañu ko war a déglu ne ko yow si Insa yi parce que waxagul lu leer te kenn waru ko tontu mais il faut rek ñu leeral lii la Baye waxoon lii la Cheikh Tidiane waxoon nangam ak nangam ak nangam n'est-ce pas maa ngi gis gars yi ne Insa dina ñëw jël wérdi bi non sa yaxuzuha mahdi inda zuhuriha la Baye waxoon bi tay batin n'est-ce pas bi tay batin kooku man mahdi la Baye doon wax ne mahdi dina ñëw na laaj te lii dafa méngoo ak waxu Cheikh Tidiane moo ne mahdi bu ñëwee na laaj fatiha sama gaañ yi n'est-ce pas na laaj fatiha sama gaañ yi donc aujourd'hui le débat kon mooy li nga wax foo ko teg lan mooy sa ay dalil lii képp ku ko wax képp kuy taalibe Cheikh Mamadou Insa tamit bu ci xuloo te bul ci mer na nga am patience ak grandeur nga expliqué ko n'est-ce pas donc Cheikh Tidiane nga xam ne mooy xutbul maktum di barzaxul maktum mais dafa wax lu leer dafa ne gars yi kat dafa ñëw wax ba mu waxee taalibe yi ñoo ko laaj ba mu nee mayam xutbul maktum sax Sidi Mouhamad Ghali daf ko ne yow li ngay woote foo ko teg n'est-ce pas foo ko teg foo teg ni yaay xub c'est que nagam sëriñ n'est-ce pas nagam sëriñ bu toll ni Sidi Ahmad Tijani yi mooy wax taalibe interpellé ko ne ko li nga wax foo ko teg leeral ko n'est-ce pas bàyyi ci boobam bàyyi di wax lu mu wax am ay taalibe ak ay ñenn ñu ko laaj ne ko li nga wax foo ko teg mu ba muy bind ay lettres di bind ay livres di leeral waaw wax dëgg yàlla kon fii bu kenn mettitlu si bépp woote bu fi mën a am ndax woote yi moom saa yu amee leer lu ci woote yi war na mën a am donc kon accueillir leen ko comme cela donc ngeen nangu la critique ngeen ouvert ba pare mën a andi ay dalil n'est-ce pas donc andi ay dalil n'est-ce pas donc macha allah Diouf jërëjëf sëñ Touba ne Cheikh Oumar si tarixa nga bokk waaw si tarixa laa bokk de waaye nag tarixa bi ma bokk man tarixa bi daf ma woo ne ma tarixatu mahdil fadli wa ridwani ku si sat bi sunnati wal furqaan n'est-ce pas waaw man tarixa bi xam ne tarixa alquran ak sunna la tarixa bi ñun duñu ay dof te duñu ay objet yu ñu yóbbaale dañu woo ci xam-xam ñu am lu ñu soxla ci yàlla ñu dikkal tarixa bi bëgg fa jaar pour am dara ci yàlla tarixa bi nekk suñu moyen maanaam wasiila la benn wasiila la bu ñu war a yóbbu ci yàlla waaw donc ñëw ñu pour jeex ci kenn nag waaw jeexul ci kenn waaw ñun suñu jeex si alxatmu la ñu jeex kooku la ñu jeex tàq ñu mën desal ku jeex si dara mënoo desal leen bay jeex ci keneen n'est-ce pas donc macha allah donc nañu comprendre rek li xew nag wax dëgg yàlla n'est-ce pas mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax daan nañu wax Umar ni ko foo ko teg wallahi amal diine li wax lu wér la Umar Seydina Umar ibn Xattaab daan na woo ne ngeen sam lii nga wax d'accord ma ci ak yow waaw n'est-ce pas waaw d'accord ma ci ak yow
nga def ni ñi fekk woon bàyyi laay daw ñu ko waaw macha allah donc pour dire kon laajte bi moom question objection d'accord ma d'accord naa wax dëgg yàlla lii moom ku ko gars yi bëggee bañ moom vraiment kon il y aura problème ndax loolu moom mënul ñàkk on va poser des questions on va exiger des preuves ak ay dalil n'est-ce pas on va exiger des preuves ak ay dalil n'est-ce pas donc macha allah kii de moom Sidi Barham nag di nga mais nag soo leen gisee maa ngi gis gars yi yaa ngeen tontu jaw doy ma tontul soo leen gisee ñuy saaga sama si biir kii bi yëpp ak ñuy xaste ci biir sama live yi ay taalibe Sang Ndiaye lañu wala taalibe El Cheikh yi nga xam ne dañu maa mere ak ñenn ñi xam ne mooy fan si imam Cheikh Cissé yi dañ maa mere fu ma taxaw wala fu ma nekk dañuy dugg pour xas wala pour saaga n'est-ce pas mais je les comprends ils sont petits seen ñi ñu topp ils sont petits nit ki su la jàngalee petitesse mënoo def lu may petitesse alhamdulilah donc macha allah mais ziar naa nu baax xam naa léegi yéen sama gars yi tey guddi gàmmu la suñu bëggee ñi battal ko ba suba sama nag bëgg naa def benn waxtaan ci comment dirais-je le nouvel ordre mondial ak Jérusalem bu ñu choisir mu nekk la capitale n'est-ce pas ak capitale boobu ñu war a capitaloo ñu wax ni ñëpp ñu fiy nekk dañu nar a prospère prospérité boobu c'est une prospérité spirituelle ci am yàlla ndax système bi ñu jëm nii système bu extraordinaire avec les puces avec le puçage avec il y a beaucoup de choses yoo xam ne qui se règlent en même temps man jàpp naa ni war nañ cee def jàngat incha allah avant jëmm yi man waxuma sax wu jëmm yi mais système yi maanaam système yi léegi jëmm yi nag benn affaire la waaye système bi quoi lan mooy système mu dajal système mu dajal boobu système mu mahdi bi nga xam ne moo ko war a faire face système boobu naka nar a jëfandikoo ko moom lan mooy maqaama Isa ibn Mariam quel est le système maanaam quelle organisation wala système peut-être compris comme état Isa bi la rey masiixu dajal n'est-ce pas du samouraay non je dis pas que imam dafa petit imam c'est pas un petit talibé yi ñoo petit laa wax y a des talibés qui sont petits n'est-ce pas parce que taxaw di saaga ak di xaste petitesse weesul loolu n'est-ce pas imam moom traité wu ma ko de petit wax dëgg yàlla macha allah nga xam ay points yoo xam ne d'accord ñu ko woon rek ci wàllu élection la woon mu traité talibé Baye yëpp yoo xam ne naruñu votel Macky ñu du dara ma ne d'accord mag ci waxam fi mu war a juger talibé Baye du question votel Macky Sall mais mooy ndax respecté nañu askar yeeg awraat yee xam ne moom la ñu digaale woon ba ñuy jël wér c'est juste ça mais amuñu benn problème on a aucun problème ak kenn man dëgg mooy sama problème waaw te nangu naa ci wét tamit nangu naa ci wét aw ma ci benn muskil wax dëgg yàlla waaw tiitu ma ci te ragalu ma si sincèrement te yàlla rek tax nag waxuma ko pour balballu ni pour dara nag waaye dama ragalu man créé ñu maa ko ragal n'est-ce pas donc macha allah donc lépp luy wax tamit fu ñu mën taxaw nañu ko waxaat waaw te zaahiran ak baatinan chaque fois ni ma ko tàmm waxee zaahiran wa baatinan lu ñuy def dañ koo ñemee waaw ñun nëbbatu ñu làqatu donc alhamdulilah mais kon man maa ngi dellu gàmm gi waa bu sànni mooy xaar donc dañuy gàmmu tey ci guddi yéen ñii nag yéen ñii waa Aram Fall jiite c'est pas une obligation jullit bi su la neexee nga ne man kenn sax du ma jiite sa droit la donc man ki may jiite ku ma dul jiite sama droit la maa ko moom ku ma neex mun naa ko déclarer ne kii sama liste non jiite la bokk kii du ma jiite loolu sama droit la te loolu dafa am ay critères yoo xam ne nit ku nekk am nga say critères man sa bopp am na ñoo xam ne am na sa critère ne man Cheikh Oumar Diagne bi du ma ko déglu seen droit la te loolu c'est pas un délit que je dise que diw du ma jiite wala diw du ma jiite vraiment c'est pas un délit te loolu c'est pas waaw Pape Moussa loolu moom avec plaisir on va faire ce débat là incha allah avec les Layènes man yow mi déjà am nga ko ma boole loon xam naa on va en discuter dañ ci gën a waxtaan comme ça incha allah kooku ñëw leeral parce que tamit wax ji bëri na ci wàllu googu te xam naa dina gën a yokk ndax benn Mahdi feeñ na fii mu ngi fii Ndar mooy El Cheikh et ce sera pas le seul man xam naa benn Mahdi bi xam mu ngi fii Amitié n'est-ce pas moom dafa woote Mahdi am na benn Pa Mahdi mu ngi fii Médina n'est-ce pas ay Mahdi yu bëri ngi fii wax dëgg yàlla donc il faut tamit question moom poser question ak jéem a saytu ak jéem a peese par rapport ak li seen jàngale par rapport ak li ñu xam ci xaqiqa ci tasawuf waaw lii moom vraiment pour man c'est pas quelque chose de mauvais et araamul n'est-ce pas non gàmmu gi tey man waa Bustaan la waa Bustaan ñooy gàmmu donc ñoom Alaaji Ahmed Taxula Guèye n'est-ce pas donc gars yi nii saa yi ñoom Amadou Ba waaw ñoom Amadou Bagna ñu ngi si gàmmu gi n'est-ce pas gars yëpp ñoom sës rek n'est-ce pas
donc gàmmu folklore la dans un salon ñëpp daje fa toog nar a waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fajar nar a waxtaanee baatil yonent bi sallallahu alayhi wasallam nar a waxtaanee xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk kese ki di woon Màkka ak nangam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne jiitu na sax yàlla di créé Màkka ak Madina ndax wax na ne kuntu nabiyyan aarifan bi nubuwwati yow aadama baynal maa'i wa tiin n'est-ce pas nekk naa yonent xam ni yonent la te aadama mu ngi woon diggante ban ak suuf donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon romb na sax la création adamique n'est-ce pas donc macha allah ziar ngeen ñëpp leen nuyu leen jégalu xaw nañu guddal n'est-ce pas xaw nañu guddal tuuti waaye ñu ngi koy tuub di ko jégalu donc xam naa ñu leen jox dig daje ma xool tey la kañ tey la lundi donc mercredi wala jeudi fileeg boobu ñun on va continuer wax si wàllu jumaa yi ndax man jumaa yi instant mooy la priorité des priorités su jullit yëpp yéegoon ce qui est en train de tramer autour des mosquées kon ñun ñëpp on va se mobiliser autour de cela pour dindi jumaa yi pour jumaa yi ubbi parce que dafa war a ubbi n'est-ce pas donc mais nag kontaan nañu bu baax a baax di ziar ñëpp di si jiital président daayira Arouna Niang gis naa ñoom Ousmane a ngi fi borom live yu am solo yi temps il fait un travail tam extraordinaire sama jarbaat Lord Bex Lord maa ngi lay ziar namm naa lu bëri bàyyiwuma la jamais c'est que je fonctionne plus temps yi avec des téléphones temps yi téléphone nag WhatsApp ak lépp laa jël teg ko de côté dafa am lu tax y a des choses et après suñ si yeggee naa ko leeral incha allah naa ko expliquer incha allah Kempes Konaté voilà sës rek mu ngi fii mu ngi si gàmmu gi c'est mon prof de rap et Cheikh Sadibou Kébé oustaz bandi yow tam oustaz bandi nga ndax yow yaa ngi si daayira bandi bi waaw Cheikh Sadibou Kébé tamit macha allah tamit kenn ku kenn la tam ci gaañ yi wax dëgg yàlla ci liggéey muy def ci pour askan bi wax dëgg yàlla Abdoulaye Diène huwal fa'ilul marfu bi dammi macha allah waaw kii moom mooy Ibrahim Ibn Ahmad waaw wa jadir Ibrahima Ahmed maa ngi lay ziar bu baax a baax donc macha allah kon nag sama gaañ yi bu leen fàtte seen salaatu ala nabi bu leen fàtte guddi tay bi dundal leen guddi tay bi ndax guddi tay bi guddi gu màgg la mooy guddi suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam n'est-ce pas donc yàlla nu yàlla defal tawfiix yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla dolli xéewal yàlla na yàlla sàmmal ñu réew mi yàlla na yàlla sàmm l'islam yàlla na yàlla sàmm ndono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla aar ñu ci lépp luy seytaan ak lépp luy musiba ak lépp luy balaa waaye yàlla na yàlla defal tawfiix macha allah ziar nañ bi ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.